asalaamaaleykum mbokk yéen ñi fi daje ñëpp ñu koy tàmbalee ci wolof di nuyu ñëpp di nuyu population sénégalaise bi yëpp ndax ñoo ñu tax a jóg di nuyu en particulier population thiessoise bi yëpp ndax ñooñu lañ dëkkal waaye sunu liggéey dañ ko mabet jëmale ko ci Sénégal gi yëpp. ci biir liggéey boobu ci la ñu jógee ñun waa mouvement Doolil Macky fas yéene indil waa Thiès ay leeral fas yéene indil waa Thiès ay tontu yoo xam ne dina leen jëriñ askan wi jëriñ Sénégal gi yëpp. mouvement bi yëpp ñoo fi toog tey leader yi mag yi ñoo fi nekk ñu jóge ci quartier yi Thiès yëpp représenté fi seen ay mbooloo xam naa ne kon duñ ne sax ku lim da ngay juum waaye ku lim day am koo tëb doo juum ñi ngay lim ñëpp ndax dëgg la da ngay tëb moom mooy liy indi la cay ñuul moo tax dañuy bàyyi ñoom ñëpp rek des na ko mën a gis ci ànd bi ñu xam ne ñoom ñëpp teew nañ. ñu teewal fi sunu leader Babacar Pascal Dione mi jël confiance am jox ñu ko ñun ma mouvement bi nañu dem leen ngeen leeralal ma lii ma bëgg a leeral bëgg koo tontu askanu Thiès waa askanu Sénégal gi yëpp ñu xam ne man li ma tax a jóg lii la. ñu ngi koy sant di ko gërëm ci confiance bi mu am ci ñun ñëpp ñu toog fii jox ma nag man mi nga xamante ne nii maa gën a tuuti lépp baat ci kenn ci ñoom ànd ak sama ay yaay ànd ak sama ay mag di fas yéene leeral loolu man Serigne Modou Bousso Dione laa tudd bokk ci mouvement Doolil Macky nekk ci zone Médina Fall di ko jàppale ci Thiès gi yëpp ak ci Sénégal gi yëpp. lii suñu mébét mooy ñu xam ne mouvement Doolil Macky au-delà de nekk mouvement simple mouvement la boo xamante ne li waa Sénégal soxla ci lay yëngatu ñi waa Sénégal soxla ñoom ñoo ca nekk. boo seet cadre Sénégal ñoo ngi ci boo seet les élus du Sénégal ñoo ngi ci boo seet les vrais politiciens du Sénégal ñu ngi ci les vrais travailleurs du Sénégal mi ngi ci ñooñu la Babacar soxla dajale leen te it réew mi ñooñu leen soxla ngir liggéeyal leen lépp ñu jël ko ngir dimbali ngir dooleel ngir dëggal suñu président de la République di président Macky Sall loolu moo ñu tax a jóg. auzu billahi mina seytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taalaahu wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital si nuyoo bi responsable mouvement Doolil Macky ñu ngi leen di fàttali tey ci salle bi ñi fi nekk mooy les responsables les différents responsables du mouvement Doolil Macky ñëw ci gox-goxaan yi am ñu jóge tamit ci biir département bi bokk na ci man mi ci biir département de Thiès laa jógee plus précisément à Kër Madaro foofu laay militer nekk fa responsable du mouvement Doolil Macky après ci loolu nekk tamit un élu je suis conseiller départemental à Thiès dëkk Kër Madaro. ñu ngi remercier ñi fi teew ñëpp di remercier tamit presse bi dafa am loo xamante ni sunuy adversaire politique yi nekk fii ci biir Thiès muy sunuy wujju di waa réew mi dañu ñëw di koy jëmale ci ay kàddu yi nga xamante ni rafetul te dara amu ci sunu leader muy le président Babacar Pascal Dione. te wolof yi comme li ñuy wax toujours saay-saay waxul dëgg mais yàq nay xel mais jàpp na ne yii xel du ko yàq parce que xelu mouvement Babacar Pascal Dione mooy nu ñu participer massivement ci élection législative du 30 juillet 2017 noonu la ñu fas yéene continuer ànd ko ak Benno Bokk Yaakaar pour fexe ba président de la République ñu réélire ko en 2019 élection locale ya cay topp ñu fexe ba la coalition Benno Bokk Yaakaar incha allah fekk ñu gagné présidentielle yi daal di jël yooyu élection loolu nag moo tiitloo sunu gaañu réew mi ba tax ñu bëgg a tilimal sunu der te yàlla dogal mi nga xamante mooy setal na deru le président Babacar Pascal Dione ak kilifa ak responsable yi ànd ak moom suñu ñëwee di wax ne le président Babacar Pascal Dione dafa am lu loxoom laal ci wàllu suuf ci wàllu foncier danu ne loolu dara amu ca te boo ko dee seet loolu ay wax kese la ay nar kese la ndaxte kenn ku ne xam na ne en tant que receveur des domaines mënul bañ a wax ci foncier parce que moo koy régulariser moo koy tax mu jaar yoon mais inspecteur des impôts et domaines yi ak receveur des domaines yi amuñu suuf day compétence yoo xamante ni état central maanaam nguur gi da ko dénk collectivité locale yi comme kon ñoom ñoo am droit di joxe suuf waaye bu ñu ko joxee tamit ci bànqaasi état yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir région yi
kenn ku ci nekk liggéey ba nga ca war a def da nga ko cay def loolu moo ci dugal le président Babacar Pascal Dione. comme ni ñu koy waxee amul les responsables amul benn les responsables militants MDM mouvement Dolli Macky yi nga xam ne ni moom la ñu boo doon dañu gis ne dafa laaj na war na tamit ñu leeral Ceeswaay yi mais leeral tamit Sénégal yi leeral opinion nationale que ñii nga xamante ni ñoo jóg di wax li muy wax dara amu ci kon duñ leen bàyyi ñu def comme ni ñu ko bëggee c'est parce que li ñu tax a jóg te ñu wax ko léegi ci la ñuy continuer di ca nekk mooy lan mooy liggéey ngir intérêt Ceeswaay yi ci la ñu président Babacar Pascal Dione woo liggéey tamit ngir ànd ak président de la République nga xamante ni fi nga xamante ni ñun gis nañ ko mu teg fi tànkam mooy Sénégal guy naat Sénégal goo xamante ni sénégalais yi ci bépp fan ak fu waay mën a féete dina gis boppam ci doxalinu réew mi. loolu moo waral le président Babacar Pascal Dione engagé wu ci politique kilifa la goo xam ni gu mag nekk kilifa ci réew mi ñun ñi topp ci ginnaawam tamit duñu ay waay kenn ku nekk dafa am responsabilité boo chargé wu nekk kilifa ca gox ak goxaat ya nga nekk. kon bu ñu àndee ak moom c'est parce que vision bi mu am teg na ko fu leer mooy gis na ne président de la République mooy ki nga xamante ni moom lañ doon seet te moom la Sénégalais yi yaakaar ci li mu wone ndaxte olof yi nee na ku la jox ndëkki su la jigee añ war ngaa xam ne doo fande kon ñoom bu ñu ñëwee bëgg a tilima loolu ci ay gone yu ndaw yoo xam ni la ñuy wax teguñu ko fenn président Babacar Pascal Dione dépassé na boppam foofu. beneen bi ci des mooy. bala nga digle sangu dafay fekk nga sangu ba pare suñuy nattee nga réew mi nekk fii di suñu adversaire politique ñoom mënuñu digle sangaay ci réew mi ñu nekk muy Sénégal mënuñu ko digle tamit ci gox bi ñu nekk muy Thiès parce que ñun ñëpp ay Thiès waa lan ay Thiès waa lan de commune ay Thiès waa lan tamit di département kon xam na li fi xew démb ak bërki démb ak tey nee naa leen man mii di wax ak yéen conseiller départemental la de Thiès su amee kenn koo xamante ni mooy ennemi Thiès nan ko wax mooy le président Idrissa Seck parce que depuis 2004 jusqu'à nos jours ba suñu jëmmi tey liñ ko Ceeswaay yi wóolu jaarale ko par ci suffrage universel maanaam fal ko ci ay carte loolee dafa jëlaat ci ko ne waa Ceeswaay yi li ngeen ma jox soxlu ma ko tuuti na ci man leneen laa bëgg dem dénkaane ko kon kooku moo respecté wul Ceeswaay yi kooku mooy premier ennemi de Ceeswaay kooku kon le premier ennemi de Ceeswaay foofu lañ koy seet man mii di wax ak yow wax naa leen sànq ni conseil départemental la te Idrissa Seck il est le président du conseil départemental depuis le 29 décembre 2016 conseil départemental tenirul benn session te li nekk ci code yi muy code général de collectivité locale daf ne chaque année conseil départemental war na tenir lu gën gaa néew ñetti session parce que collectivité locale yi li leen di doxal mooy amoo droit ñëw teg benn brique te convoqué woo session ndaxte conseil bi moo am droit délibéré kon foofee xam nga ne liggéey amu fa kenn ku ne xam ne conseil départemental dox defu ko ndaxte Idrissa Seck man en tant que conseil ñaari yoon laa ko mas a gis muy ouverture en 2014 bi ñu ubbi conseil départemental ak deuxième session boobu laa mas a gis Idrissa Seck en tant que conseil kon kooku moo joxul cër Ceeswaay yi moo nawlawul Ceeswaay yi kon tey bu ñu ñëwee tey di wax lii mooy le président Babacar Pascal Dione day tenir ay réunion secrète fii réunion secrète amu fi c'est parce que bu fi li nga xamante ni wax naa ko sànq ci ay prérogative am muy li ñuy démentir ne le président Babacar Pascal Dione day tenir ay réunion secrète loolee nekkul parce que ci biir ay compétence am loolu li nga xamante ni tenir na ko comme réunion du réunion secrète réunion la boo xamante ni le maire de la commune ouest monsieur Aline Sow moo ko convoqué ko moom en tant que ay qualité am ak ay compétences am de receveur de domaine loolu ba mu ko convoqué daf ci ànd ak commission yi nga xamante ni ñooy saytu wàllu suuf si kon boobu réunion secrète amuñ ci mbir mi nan ko waxte dee ñoom lii dafay wone ne waa réew mi am nan ay problème ci seen biir suñu amee ci ay problème ci seen biir nag nan ko régler ci seen biir le président Babacar Pascal Dione bokkul réew mi mouvement Dolli Macky bokkul réew mi responsable ci biir mouvement amul kenn kuy militer réew mi ñun suñu vocation muy li nga xamante ni moo ñu tax a jóg dafa leer muy soutenir le président de la République Macky Sall seen i problème interne yi nga xam ne seen biir kër la nag nan tojante seen bopp ci seen biir te génn ci le président Babacar Pascal Dione loolu dafa laaj ñu ñëw leeral ko à partir d'aujourd'hui nag
le président Babacar Pascal Dione lan daan dégg muy communiquer ci mouvement bi c'est parce que dañoo jàppoon ne moom rek moo nekk ci mouvement Babacar Pascal Dione ëpp na moom rek ëpp na département bi ëpp na commune bi ëpp na région bi le mouvement Babacar Pascal Dione c'est un mouvement national. kon képp koo xamante ni wokkati nga di nga ñu xuri parce que nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Oumy Thiam ñu gën ma xam ne ci turu madame Sankhare nekk responsable ci mouvement Doolil Macky bu Babacar Pascal Dione jiite mais ci samay fonction fii ci Thiès maay secrétaire général chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès ni ko sama naataango yu jiitu yi waxee suñu leader Babacar Pascal Dione bi ko président Macky Sall santé mission pour mu jàppale ko fii ci Thiès dafa dem seeti ji ay compétence ñii moo leen seeti ñii ñoo gis ji ko mu neex ko ñu ñëw seet si ko woo ko ñoo ànd ak moom donc compétence yi mu seeti mooy keneen ne que mooy ñun ñi en toute modestie ak ñi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw am na ko wax sànq mënuñoo lim mais fii képp ku fi ne toog nekk nga cadre si fi nga toog nekk nga njiit sa fa nga ne donc cellules yëpp ñoo fi nekk li ñu daje tey nag vraiment dafa xaw a doy waar te dafa naqari sa xol te ni ko tubaab bi waxee dafa pathétique xamu ni ñu waxee pathétique si olof ndax yaakaar naa ne su fekkee ne dafa am benn parti politique bu nekk Thiès laa mën a wax sax en l'occurrence dañu dem ba am ay jafe-jafe seen biir seeni njiit wax dëgg yàlla amoon fii comment dire ay woon fi si ay temps yu wees yu passé waaye temps yi ñu nekk nii mu nekk en perte de vitesse fay ba élection législative yi ñu passé as ndam li ñu jot a am si ville de Thiès bi il a fallu ko mu dem coaliser ak yeneen parti pour ñu mun a sax am sax as ndam si ville de Thiès terewul ko ne que waa Benno Bokk Yaakaar duma leen si département bi ba ñoom ñii amuñu kenn koo xam ne représenté leen tey si hémicycle ñu constaté que vraiment parti réew mi c'est malheureux ñiw jubadi maanaam ñu malhonnête ñoo fa nekk tàmbali ko ci seen bopp ndax keroog législative bi mu jeexee seen kii ñuy wax président dafa def sortie ci presse bi ne mu ngi sant di gërëm waa Thiès ndax dañu ko jàppale ci législative bi mel ni comme moom la ñu jàppale mel ni comme moom moo gagné ville Thiès alors que dafa coaliser te pourtant moom daawul coaliser xam na ne que actuellement nii mu ngi wàcc bu gaaw a gaaw ndax dañ ne wërsëg suy ñëw bu mu falee koy ñoddi waaye suy dem chaîne bateau ñu ko téye moom nag fu mu nekk nii bosam day dem waxuma ne chaîne bateau waaye chaîne montagne sax mënu ko téye loolu moo tax ba ay ndawam ay bëtu ko bëgg Thiès waay di xoolee ko bët amaat si moom sympathie am si moom cofeel moo tax ñu yàq deru ay jàmbur jotewul ak ñoom dara xamuñu ko ànduñu ak moom tooñuñu ko tudduñu ko taasuñu ko réunion yi ñu ne ay réunion secrète la mais ñëpp xam nañ ne que acte 3 de la décentralisation dafa décentraliser ay compétences maanaam kenn ku ne am nga ay mën-mën te xam nañ ne que commune yi compétence transférée suuf si ñoom la su fekkee tey ne nga maire Aliou Sow dafa woote réunion si maire mais am na droit à convoquer Babacar Pascal Dione parce que waroo en tant que receveur des domaines de Thiès comme ni mu woowee urbanisme comme ni mu woowee cadastre loolu amul ñu si làq ne batu amu si donc gis ñu lu tax ñu bëgg a ñuulal tilimal deru suñu leader te suñu tilimalee suñu deru leader ñun ñii bootu suñu leader lu ñu tilimal suñu der ñu bootu suñu ginnaaw lu ñu tilimal seen leader ñun nag chaque fois suñu président daf ñu wax ne que man dama ñëw pour dolli Macky yéen da ngeen ñëw pour dolli Macky bu leen tontonte bu leen defante ndax lu nekk dégg nañ ko fi lu nekk jànkonteel nañ ko fi bokk ñu Thiès ak fee la ñu bokk alors que Thiès région la indivisible kenn mënu koo pàcc loolu yëpp ñu toog di muñ ndax daf ñuy ne suñu jëlee loqatee seen bët te su jëlee ngeen roof jox ki leen tooñ ngeen jox ko loxo ne ko baal maa ngeen avancé xam ne que da ngeen am vision xuloo xeex taxu leen a jóg ndax ay intellectuel ngeen te da ngeen dépassé loolu même ñi si jàngul sax nekk nañu intellectuel seen i boor ndax am nañu njëriñ seen i boor donc vraiment xeexu bas niveau yi ñun duñ si dugg mais nag suñu demee nag bay taxal suñu deru leader bay bëgg yàq xel nit ñi parce que ñoom xam nañ ne actuellement nii fay nañu ñu bëgg a tàqat si biir anam dañuy ne déedéet suñu bëggee tàq nañu dem wuti ay argument politique waa Thiès yi leen fal nañu toog faale waa Thiès di nekk ak ñoom di leen seetu leen nemmee ko bañ a xaar rek bàyyi événement politique ñëw ñu soog a ñëw dugg këroo kër porte à porte di nuyoo di coaliser pour am gagné as gox du nii lañ koy amee mais nee lañ ko war a amee dañuy defoon ba Thiès amoon suñu confiance
nañ ñëw toog respecté Thiessois yi des Sénégal di fi liggéey yaakaar naa ne su fekkente ne lu lëm rek la suñu seetloo gàddaay bi ban kañ la commencé am seen leader kañ la commencé gàddaay depuis ñaata at la commencé gàddaay avant 2004 daawul gàddaay fi la daan toog di liggéey mais am na loolu liggéey yoo xam ne amoon na Thiès mu nekkoon ay milliards yu bare bare xam ne moo ko géré si la commencé gàddaay ndax jot na see am lu mu investir à l'étranger bay dem di liggéey assuré boppam assuré ay njabootam kon suñuy wax nañuy wax loolu waxuñ mën na yàggul may fàttaliku ay année 2 avant élection yi di passé ñu changé maire mais problème mu suuf dafa daan am fii capong yi nañ ko daan wax booru maison d'arrêt bi prison bi dañ ko fi doon wax booru coonax dañ ko fi doon wax am na loo xamante ni que nii nag suñu tëddee di nelaw buñ ko jéem a yëkkati ndax su ko jéemee yëkkati luy tooy si ñoom ñooñu lay jóge ñun nag waa mouvement Dolil Macky ñu ngi gërëm yéen ñëpp waa presse di gërëm waa Thiès di gërëm waa Sénégal ndax considération bi ngeen ñu jox respect bi ngeen ñu jox ak yarute gi nga xamante ni que nii jox ngeen ko ñu delloo leen boobu cër ñu leen di remercier bu baax a baax a baax di invité encore maintenant waa population wu Thiès yeewu nañu gën di yeewu lii rek signal la signal bu fort a fort la waaye nekk actuellement ñoom dañoo bëgg tout le temps Thiès nekk otage u état ba nga xam te investissement dootul ñëw ci Thiès dara dootul ñëw ci Thiès ndax sa noonu kenn du ko dooleel bëgg nañu Thiès nekk tout le temps noonu réew mi nekk noonu état nekk noonu gouvernement ndax bañ fee indi dara Thiès nag actuellement dafa dépassé foofu ndax Thiès actuellement nii dañuy ne mooy pôle économique en devenir si tubaab mooy que ne nekk actuellement nii moo nar a économie maanaam suqaliwu Sénégal léegi actuellement Thiès la Thiès moo nar a nekk région économique aéroport international fi léegi weer mu ibbi te ku wax aéroport wax économie Thiès li fi nekk si ay potentialité mine yaa ngi fi industrie yaa ngi fi suuf saa ngi fi géej gaa ngi fi artisanat mu ngi fi tourisme mu ngi fi ak may meeg sàmm beeg lépp ngi fi niche yooyu yëpp nekk Thiès Thiès ni mun nañ ne Thiès actuellement moo nekk premier sur le plan économique xale yi réew moom ay def ci sotti ay ndaw lañu seen avenir mu ngi seen kanam nañ dem gëstu ci potentialité yooyu jéem a am li ñii am ndax ñu jéem a tabax ni ñii di tabaxee moo gën si ñoom ñi ñu plutôt que ñuy jël suuf di ko sotti si tere jàmbur nit du iñaan nit du soxor ñun daal lañu amoon lañ si wax di leen sant di leen gërëm wasalaam